jërëjëf Samba si auditeur auditrice Safina FM ñu ngi leen di nuyu di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah di leen dalal ci jàmm si seen émission ëttu ndaw ñi ni ki àllarba bu jot bu waxtu bi jotee jàpp 17h30 ñu fi waxtaanee lépp li nga xamante ni soxal na ndaw ñi si seen nekkin seen jëfin ak seen i doxalin. ëttu ndaw ñi nag àllarba bu jot lay am ci ànd ak sama ay naataango tey nag ñu am ay invité yu spécial ay taskatu xibaar nekk ci fii ci réew bi nag di liggéey ñu dalal leen ci suñu émission ëttu ndaw ñi ñuy waxtaanee un thème typiquement social maanaam wàllum nekkin xale yi ci mbedd bi nag buñ ko waxee nag day laal ñi nga xamante ni ñooy wala yalwaan jëm ba ci ñi nga xamante ni nag ñu ñuy tuddee ay fàqumaan génn ci mbedd bi nag ba tax na loolu la ñuy waxtaanee tey Makoro Diagne laataa ma lay jox kàddu bi nag damay nuyu suñu imam suñu PDG imam Thierno Amidou Yorobane di ko siyaar bu baax di nuyu suñu directrice madame Ñuma Gange ak képp koy soppee Safina FM di ko teg ci loxo El Hadji Malick Gueye mu séddale ko waaye ñoom Pape Sall ak ñoom Petit Sarr ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax Makoro. waaw auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim tey nag yaram bi daa xaw a kii quoi sant faal quoi. waaw ñi ngi nuyuwaat ñëpp di sant ñëpp di ziara ñëpp encore une fois di wax ne ñi ngi nuyu ñëpp di nuyu sunu PDG Thierno Amidou Yorobane di ko ziara moom it di nuyu sunu directrice di ko ziar moom it di nuyuwaat ki képp koo xamante ni animateur nga wala animatrice wala journaliste bu góor wala bu jigéen wala technicien bu góor wala bu jigéen a nekk si biir rajo bi ñu ngi lay nuyu di la ziar waaye nag li ñu koy waxee nag saa su ne dañuy jël nuyu li nga xamante ni nag ndaw ñoo génnati néeg bi egseeti ci biir ëtt bi li ñuy nëbbu yëpp ñu wax ko wala aussi li ñuy wax yëpp aussi ñu fas yéene koo xolli góom mi ba mu leer daal te xam ne tey nag ñëwati nañ fu nooy buntu jokkoo bi nag di nekk 88 628 10 95 88 628 10 95 tey nag ñu am gan bu tudd Samsidine Diatta Samsidine nuyu naa la. salaamaaleykum. maa ngi lay fay Makura di nuyu auditeur Safina FM yi di wax ni maa ngi rafetlu seen invitation kontaan naa ci et peut-être tamit ñu ngi xaar ñu dugg ci thème bi ñu xool lan ngeen indil tey ñu jéem ko partager ak seen auditeurs yu Safina FM yëpp ak képp kuy soppe Safina. waaw kàddu yi rafet na kooku moo di Samsidine Diatta moom it nekk taskatu xibaar ni ñun ñoom sax ñooy taskatu xibaar professionnel yi man na amateur dong laa xam naa ne ma Ablaye mi ngi nekk ci mbir mi di lijjanti moom it mbir mi di leen wax ne tey fi ñu génnati rek moom moo nekk comme niñ koy waxatee rek ci ndaw ñi lay laal ba tey mooy laay Ablaye junj na ko léegi muy fàqmaan yi buujumaan yi xale yi nekk si mbedd bi ñi ñuy wax ne les enfants de la rue agresseurs yi ñëpp daal mooy lépp ñi nga xam te ne daal mooy ñi nekk si mbedd bi ñun fas yéene ko dëxëñ def ko ci benn mbir daal en tout cas mu nekkati mbir boo xamante ni nii daal niñ koy waxati daal li ci ëpp daal ci ndaw ñi lay laal lan moo tax ndaw ñi di bàyyi seen kër di nekk si mbedd bi lan moo tax ñuy fanaan ci mbedd bi di def naka sudul noonu nag lan moo tax te li ci ëpp ci ndaw ñi lay doon encore une fois ñu leen di woowee ay buujumaan wala ay fàqmaan xeetu ñaawteef boo yaakaar ñoom ñi ngi ci mbedd bi di ko def lépp loo yaakaar daal loo xamante ni di daal xeetu ñaawteef la ñoom ndaw ñi ñoom ñoo koy def nekk si mbedd bi ak nag lu tax lu waral loolu encore une fois loolu encore question la boo xamante ni dinañ ko poser ci biir débat bi encore une fois am na suñu beneen invité boo xamante ni nii ñu ngi koy xaar xam naa incha allah dana yegg si mu di Thierno Malick waaye en tout cas daal ëttu ndaw ñi daal nekk na émission tey bi daal nekk na débat boo xamante ni encore une fois ndaw ñi la laal ndaw ñi la touché encore une fois muy côté fàqmaan côté buujumaan lépp daal ci ndaw ñi la mais ñoom ñoo nekk si tali bi ñooy def xeetu ñaawteef ana lan moo wul loolu ci parents yi la benn côté wala du ci parents yi ñoom ñoo bëgg a jël seen yoonu bopp ak nan la mën a demee daal mais en tout cas daal nekk na mbir boo xamante ni nii daal débat bi daal dinañ ko posé daal te aussi dinañ ci feeñal lu bëri daal incha allah. jërëjëf Makoro Diagne ko dañuy jox wëlbatiku rek jox suñu invité Samsidine Diatta nekk taskatu xibaar ci Dakar Report Sams am nañ mbégteeg bànneex di la dalal ñu bàyyi la nga doroog auditeurs yi. comme ni mu ko doon waxee sànq. dañu am mbégte tey dañuy wax ci wàllum ndaw. ñun ñu nekk ay ndaw tamit. di yëngu ci société bi. di dund ak ñoom. nekkoon suñu morom ñenn ñi xam ne dafa am. bokkutuñu yoon. lu waral bokkutuñu yoon peut-être que ni man su ma koy tas dama naan ñetti pàcc la. benn bi ci yar gi la mooy
parents yi ñaar ñoom la seen responsabilité morale yoon bu ñu jëlal seen bopp ñett bi peut-être dama état bi ndax ci réew lañ nekk réew bu nga xam ne dafa organisé bu ñuy tàmbalee mooy bu ñuy wax ci parents yi ndax éducation mooy lépp li ñuy jàng école sax képp ci nekk mooy da lay jàngal éducation de base éducation de base boobu noonu mooy parent moo koy def ci doom xale yi duñ leen yaree ci biir kër gi am na ñoo xam ne nag peut-être seen papa yi ñoo leen di yar ñu génn peut-être kooku tamit étude bu ñu mën a def la wala jàngat bu ñu mën a def la waxtaan ak ñu après ci kanam ak responsabilité bi nga xam ne conscience personnelle nit ki la ku ci nekk damay faral di wax ne nit ki bu ngay dem école dañ lay jàngal nga war a tànn yoon bii nga ne man lii laa bëgg a doon ëllëg ku ci nekk tànn ne lii la war a doon ëllëg mais lan moo tax bu ñu demee ba ci biir ñenn ñi seen ambition ñu bàyyi ko doon dem jël mbedd bi parce que boo seetloo sam su doguma la boo seetloo am na ñoo xamante ni dañuy am benn problème ak seen wayjur tax ñu génn di taxawaalu ci mbedd bi ba mujjee nekk li ñuy wax ay gainsman wala ay kii est-ce que parent bi tamit foofu gis naa la nga joxoñ baaram tuuram mais parent bi tamit est-ce que bu amee genre problème entre yow ak sa doom est-ce que du yow yaa waram benn maturité boo xamante ne war ngaa mën a wax ak moom ba du mën a génn kër gi voilà dëgg la ndax kër peut-être li nga wolof di waxee rek bañ ak làmmiñ ñoo dëkk gis nga xale ngay doon ndax dañ ne naan boo demee sax ba am jabar doon kilifa sa papa say waajur la ñuy doon kon yar gi peut-être que ni sa papa dina la wax loola naqari li la baax li baax ci yow rek la bëgg ndax ñun dañ koy toog au fur et à mesure avec le temps nga koy conscientiser damay jël exemple si man suñ kër des fois damay xuloog sama papa des fois mu wax lii duñ bokk ay point de vue maintenant des fois mu wax ma li ma naqari ma xam ne sama waajur la mais taxul ma génn mbedd bi dama xam ne lu baax la bëggal au fur et à mesure avec le temps ba benn jour damay toog di waxtaan ak moom keroog naan kaan maa ngi fàttaliku bi may wax bi may nekk xale nga may dóor su ma defee nangam doo def nangam nga naan man léegi laay doog comprendre ndekte lu baax nga ñu bëggaloon au fur et à mesure te tamit waajur yi li ñuy faral di wax naan des fois complicité dafa war am entre papa ak ay doom dañoo war di waxtaan man su may waxtaan ak sama papa sama xarit su duggee day mel ni sama morom lay waxal des fois dañuy toog mu gars yi ñëw naa ma yow sooy wax ak sa papa da ngay mel ni koy wax ak sa morom ma ne ko sama papa daf ñuy def suñu dara daf ñuy faral di wax naan man aw ma frère aw ma ay sœur ndax la actuellement ñoo ñëpp dem nañ man yéen laa dese su ngeen waxul ak man aw ma keneen ku ma waxal ku dul yéen ce qui veut dire que ni complicité boobu noonu muy def si ñun moo tax ñu koy ñeme ba lu ñu bëgg dañ koy ñëw wax ne ko lii lañ bëgg lu ñu soxla dañ koy wax mu ñuy ba problème amee doo mën a génn ci mbedd bi ba problème amee du ñu mën a génn ndax génn ci mbedd bi pour man sa doom bu fanaanul ci kër gi yow bu dee kilifa nga waroo nelaw man sama papa je donne un exemple par exemple 21h su jotee rek ak fu munti toll dañ may woo téléphone foo nekk guddi na bu mujj gi des fois damay toog ak samay xarit sax xam lu ñu may wax ne ma yow xale nga ba léegi man leen du question xale c'est parce que samay parents dañoo soucié wu si man parce que daam yoon bi ñu ma tracé te bëgguñu ma wàcc ko ce qui veut dire que ne loolu éducation bi nga xam ne dañ koy def si man des fois damay génn ay minuit ma nekk si mbedd bi sama rakk moo may woo téléphone ne ma foo nekk guddi na ce qui veut dire peut-être que ni yar gi nga xam ne moom lañ def si ñun ba tellement que ni problème bu amee sax des fois ñun ñoo koy régler suñu biir te suñu parents yi duñ ko yëg kooku ñun jeune bi mooy jël responsabilité boobu noonu à travers éducation bu ñu ko jox maintenant mbedd bi da leen di permettre ñoom tamit des fois ñii di nekk ay agresseurs ñii di te loolu yëpp lu gën a bëri ci tux la tàmbalee dëgg la mooy li wolof di doon naan xeetu si ne bëri te xale bu commencé tux rek man damay am ñaaw njort ci moom ndax mun na ubbi porte yu bëri ci moom ay dérive ndax tux mun na la permettre nga commencé gens boo commencé gens mun na la permettre nga commencé utiliser yeneen xeetu drogue yi yeneen xeetu drogue yooyu noonu mun na la pousser nga commencé agressé ndax da ngay tàggoog sa sago te ku tàggoog sagom rek lu ne mën na ko def te ba pare nag réccu da ko ciy fekk te balaa boobu nag peut-être que ni ñu xoolaat seen bopp daal ba waajur moom waajur la mën a doon maintenant su côté responsabilité bi ñuy wax naan état des fois comme li nga koy waxee des fois dañuy dem gis ay xale dajaloo nekk ci benn koñ di fa tux di naan di def lu leen neex te pourtant dañuy dénoncer police ba sonn police benn yoon lay ñëw ñaar ñett nga dégg ñu ne ñii mënaluñ nañ dara état bu police bu mënalul ay tuxkat wala ay gainsman ay agresseur dara ñun citoyen lan la police boobu nekkatul police loolu doy na waar peut-être que yi des fois ñun dama koy wax comme cas que peut-être ñun fi ñu dëkkee ay côté yëmbal yooyu route de Boune bi Kër Massar dañu fois bare te mënuluñ leen dara dama doon un exemple bi ñuy dëkk Mbedi Fass boo fa dëkkee ku xam Mbedi Fass dana lay wax ne bu timis jotee loo fa yor boo rombee rek mun nañ la agressé te dem nañ ba foofu noonu da ngay dox sax wax ak nit ne ko Mbedi Fass laa dëkk mu daw la ndax la dañ naan ay bandé fa dëkk ay agresseur te alors que ni loolu dañoo ñi génn si kër gi rek nekk ci mbedd yi di taxawaal des fois am na ñoo xam ne ci kër gi la ñuy nekk seen parents yi xam ne lii lañ def te mënuluñ leen dara
foofu mën naa ni foofu sax foofu dëkkuwaay yi foofu mën nañu dëkkuwaay bi moo mel noonu bu ñu nee xasee ba ni banlieue rek xam nga moom mi ngi dëkk Yëmbal mais bu nee mbedd Fass mais imagine ñi nga xam te ñoom ñoo dëkk ay Dakar Médina Plateau ba ci Grand bi boo xasee ba ni Pikine Guédiawaye ginnaaw raay ñoom ñëpp dañ leen di daal di def ci benn genre cuvette boo waxee rek dañ la naan agression insécurité booy comme yéen ñu dëkk foofu xam ngeen koñ bi insécurité bi nekk mais ñun ñu dëkk par exemple en dehors duñ ko xam boo waxee rek dañuy daal di jël rek yéen ñëpp dañ leen di jël dëxëñ imagine tey ku dem Pikine imagine mu yem Rue 10 ñu agressé ko bu ñëwee danaan waa Pikine ñoo ko agressé du wax waa Rue 10 mais waa Pikine dañnga xam ne insécurité bi Rue 10 la nekk wala ginnaaw raay wala tali bu mag wala Icotaf wala par exemple mais gars yi duñu xam mais aussi comme ni nga ko waxee parents yi dinañ xam li seen doom nekkee mais imagine man keroog am na émission passée maa ngi ko doon wax maa ngi naan d'une fois parfois nit ñi ñooy maanaam li ñu baal ma ci kàddu gi président France bi waxoon na ko fii ne ñu wàññi njur gi nit ñi mer man leen d'une part bi mu wax am na dëgg parce que ku am fukki doom ak ñett doo leen mën a contrôler ñoom ñëpp bu bàyyi xëy ne mes jabar ne menteng doom yi kenn du leen yar su ko di bopp imaginer nga dëkk kër goo xamante ni nii kër gu mag la kenn la contrôler say doom lu leen neex la ñuy mel te aussi problème day am commencé feeñ insécurité commencé feeñ foofu comme ni nga ko wax léegi yow nee nga seen kër da ngeen di waxtaan ak say papa parfois boo guddee say rakk wala mais am na yoo xam te ni seen yoon ci kenn seen doom day gudd dem bu ko neexee fay bañ a fanaan ci mbedd kër gi ñoom seen yoon ñoom daal li leen war bu ñu xëyee nem day uti xaalis ñëw dépense taal pare nañ seen doom bi ñu lijjanti am na ñoo xam ne seen doom mi ngi jàng xamuñu sax ne mi ngi jàng seen doom mi ngi xamuñu sax ban classe lay def bëri na ay parents yoo xam te ni seen doom ñi ngi jàng xamuñu sax ndax ban école lañ nekk wala sax ban classe lañ nekk loolu tam problème la problème parents la ak ñi nga xam te ni ñoom ñoo di seen doom yi foofu la insécurité bi commencé juddoo parce que insécurité bu xasee ba ñëw dox seen diggante ak seen parent am ñoo xam te ne bu seen parent waxee ñu sànni ko loxo génn dem seen yoon imagine ñu dëkk ci quartier yoo xam te ne quartier populaire la nga xam te ne yow amoo temps wax ak sa doom teg ko ci raay bi moom bu génnee day daal di nekk ci mbedd bi commencé def lu ko neex wax image yëkkati nga léegi loo xam ne moom moo di tux waa ji keroog émission passée waa ji dëkk cuuraay le professeur bi ñu fi invité woon Babacar ñu koy nuyu de passage xam nga moom it aussi waxoon na ko fi nee na tux d'abord bépp xeetu banditisme tux lay commencé tux mooy li nga xam te ni moom mooy caab ji xam mooy ubbi porte yëpp am na ñoo xam te ne dinañ tux yàlla suturaal leen ñu tux ba bàyyi tux am na ñoo xam te ni ci tux la ñuy yem ba dee mooy am na ñoo xam te ni tux mooy ubbi seen porte yoo xam te ni ci la ñuy commencé di jël yeneen xeetu sinébar yi bu commencé dem bay gees di drogué wu te yooyu ku ci nekk li mu lay indil xam nañ ko moom mooy dem ba parfois mooy indi li nga xam te ni nii moom moo di banditisme te banditisme fu mu am insécurité am fa te li ko defee enfant de la rue am fa mais Macoura est-ce que xale war naa mën a ñëw am lu ko nakari sànq posé naa la même question à Sams mu ñëw rek pour mu war a mën a génn dem ne man voilà mbedd bi mooy sama kër may fàttali nag invité bi ñu doon xaar di Thierno Malick Ndiaye nekk leeral ñëw na di soogaay ak si dañ koy bàyyi rek tuuti mu xaw a dallu tuuti ñu jox ko kàddu gi Macoura war na parce que waajur sànq kii wax na ko ne doom rek la mën a doon mais lan la war a mën a jotee loo xamante ne ak waajuram moom jaral ko mu ne man damay génn suñu kër léegi ci mbedd mi laay dëkk. li nga wax ni réponse bi am na ci reportage bi dañ ko dégg sànq ci report am na ci ku ci ne sànq ma bañ a anticiper ku ci ne dafay joteeg papa ji moo tax mu génn ñenn ñi charge yi nga xam te ni moom li ñuy woowee mooy ak ay accompagnants dañuy ànd ak seen i morom nekk ci mbedd bi fréquentation nga gis sa benn morom am na benn responsabilité totale mu lay dicter automatiquement wala nga gis ko lu muy dundee nga bëgg a mel ni moom te xamoo ne yow responsabilité yi mu am yow amoo ko nga bëgg a jékki-jékki rek ñëw rek bëgg a mel ni moom kut parfois moom mooy indi fipp bi dafa mel ni am na ku nekk si ligne bi wala déedéet amul ku nekk si ligne bi wala nga bëgg a mel ni moom kut loolu noo tax parfois ñenn ñi di joteeg seen i parents am na loolu tax ñenn ñi di bëgg a joteeg seen i di xëccoog seen i parents bu leen seen parents ne leen fii la ñu ne ko non du fii la bëgg a fee wala ñi nga xam te ne dañuy jékki-jékki gis ne am na précoce nañ wala ñu ko jékki-jékki gis ne toll nañ seen baay wala ñu toll nañ seen yaay ñu defee ne mën nañ seen bopp dara bëgg a jékki-jékki bëgg a jaay ne nii laa mel nii laa toll te waajur ko ni nii laa mel nii laa toll bu ci kontaanul di nga ko gis de 88 628 10 95 88 628 10 95 mooy numéro magique bi leen di permettre ngeen agsi seen émission nga ëttu ndaw ñi Thierno Malick nuyu naa la
mooy fàttali yaa ngi nekk taskatu xibaar ci leeral ñu am mbégteeg bànneex di la dalal si suñu émission ëttu ndaw ñi ñuy waxtaanee tey li nga xamante ni moo di enfant des rues di essayer d'analyser les causes yi nga xamante ni mooy tax ba xale war a mën a génn biir këram biir way juram daal di ne man ci mbedd mi laay dëkk ak ñaawteef yi ci mën a am yëpp naka nga gisee ban jàngat ngay njëkk a def ci bile thème ginnaaw ba nga nuyoog ñu bàyyi la nga nuyoog auditeurs yi ba pare. ngeen may ma mu nuyu auditeurs yi di nuyu képp kuy béggee Safina FM di la wax ni aussi pour benn précision ñëw ma fi en tant que qualité de journaliste Leral Net nga dem fi ñëw comme invité mu nekk thème bu am solo thème goo xamante ne war nañ di ko waxtaanee mais d'habitude je dis souvent mooy thème yu nit ñi ñamewul tudd mooy yuñ dul wax xam nga tey buñ ne enfant des rues mën nañ ko déggee ci ñaari anam wala même si lu ko ëpp ndax am na si tey ñoo xamante ne mën nga leen jàppee enfant des rues mooy ñoo xamante ne tey ñu ngi juddu dëkk ci dëkk bi ba pare ci mbedd bi la ñuy nekk waaye dañu am famille am kër dëgg la ñooñ am na benn moment donné bu accès dañuy dem dellu seen biir kër li nag am na si tamit ñeneen ñoo xamante ne seen situation moo gën a grave ñooñ ci mbedd bi la ñuy nekk fa la ñu dëkk parce que dañuy ñëw ci mbedd bi amoon kër mais dañ dem ba mbedd bi récupérer leen léegi le pourquoi mbedd bi récupérer leen ci loolu lañ war a wax parce que la situation elle est catastrophique pratiquement dans notre pays te boo xoolee du Sénégal rek on parle de l'Afrique même parce que boo nee Afrique dafa nekkoon benn terre boo am te ne dañ doon gàttandu nit ñi di jël nit di leen tagagal mais dañuy dem ba jàpp ne loolu est-ce que jeexul tey parce que bu ñu demee tey ba gis gone yëpp di daw di génn ci mbedd bi donc y a un problème très sérieux donc boobu dañ ci war a waxtaanee nekkul ci biir kër yi xam nga problème mën na nekk ci biir kër gi te mën na nekk ci biti parce que dafa am loo xamante ne souvent dafa am ñu koy faral di wax mooy nit ki d'habitude mooy lu ñu la formé ci biir kër gi moom ngay génnee ci mbedd bi man ma ne déet am na loo xam dañ la koy formé ci mbedd bi ci biir kër gi autant pour moi ngeen baal ma waaye aussi da ngay génn ci mbedd bi am lu la mbedd bi façonné tamit am lu am mbedd bi moom moo koy def ci yow xëy na am na ñoo xamante ne bis bu ñu dawee di génn seen kër c'est parce que dafa am lu ñuy tuddee gënalante ci biir kër yi waaw dafa am gënalante da ngay gis parent boo xamante ne dafay am ñett wala ñeenti doom du yamale soit que mu am koo xamante ne mooy liggéey ñeneen ñi liggéeyaguñ wala ñu ngi jàng xëy na du ñu leen jox benn considération te liggéey yi yamul tey man mën naa liggéey ci benn société boo xamante ne dañ may fay lu bari am koo xamante ne xëy na mu ngi doog a door tey boo demee même ci biir kër yi loolu day feeñ da ngay xam koo xamante ne moom mooy liggéey li da ngay xam ne kii mooy liggéey li te fekk même parent mère ak père moom moo leen jur tegal sa baaraam foofu Thierno Malick Ndiaye ñu dugal nodd bi daal di ñëwaat léegi si ñaareelu pàcc. Je suis africain donc je suis. Mes ancêtres ont souffert le martyre pour que je puisse relever le défi. C'est à moi de porter le flambeau. On ne peut pas mettre en lambeau. Pour mettre KO, il faut au minimum une armée de 100 000 Rambo. Et à ton propre histoire, raconte des histoires. La plus grande des civilisations est née en Afrique noire. L'Afrique a inspiré le monde avec ses pyramides. Ça jërëjëf Samba si ginnaaw nodd bi ñu agsi si suñu ñaareelu pàcc émission ëttu ndaw ñi di am alarba bu jot ñuy waxtaane lépp lu soxal ndaw ñi si seen nekkin seen jëfin ak seen doxalin tey nag ñu dalal fii suñu ay naataango Samsidine Diatta ak Thierno Malick Ndiaye ñuy waxtaane enfants des rues qu'est-ce qui explique que des enfants des jeunes ñi nga xamante ni jékki-jékki rek daal di génn seen i kër ne def mbedd mi dëkkuwaay nag loolu lañ fiy waxtaane analyse conséquence jëm fee joxe ay solution laata li nga xamante ni moo di émission bi di jeex Thierno Malick Ndiaye lañ doon moo doon wax addu sànq ci cause yi ci laata ñuy dem ci nodd gi Thierno dañ lay bàyyi rek nga àggali waaye laata loolu ma fàttali numéro magique bi 88 la 628 10 95 88 628 10 95 ngir ñu déglu sur l'international à travers Safina HI mën nañoo woote ci Skype bi Makoro ñu ma 28 foofu ngeen di jaar ngir agsi si Thierno Malick acca ci cause yi jërëjëf Ablaye sànq defe naa ñu ngi doon développé li waral souvent nit ñi di génn seen kër yi di dem ñu ngi la doon wax ne mën na nekk sax loo xam ne ci parents yi lay jógee ndax dañuy gënalante entre seeni doom wala ci kaw ku am lii ak ki amul lii souvent dañuy xool ne kii am na lii nañ ko favoriser par rapport ak kii parce que kii amagul lii wala kii amagul lii xam nga fekk souvent dañ dul comprendre aussi que
nit ku ne ak destin bu mu am xam nga nit souvent day am la lu ñuy faral di wax lépp loo xamante ne bind nañ ko si jëbi ala kulli alin dina ko mun a jot mais dañ nekk société boo xamante ne tey soo amul considération bu ñu la waroon jox tey duñ la ko jox moo tax souvent tu vois certaines personnes même bu ñu xasee ba génn seen kër yi finalement lan la ñuy nekk des drogués lan moo tax ñuy drogué wu pourtant auparavant nekkuñu woon ay nit yu bon mais xam nga lan moo ko andi parce que bu ñu drogué dañuy fuir la société en quelque sorte parce que man damay considérer ne société boobu seen biir kër la société bi tàmbalee mais nit bu demee ba xejadul ci biir këram forcément dina ut issue te issue boobu muy ut baaxul le fait que baaxul moo koy waral muy génn dem ci loo xamante ne ëllëg a ngi ci biir lépp lu mu mënti def aussi parents yi ñooy nekk premier responsable parce que nit mën nañ la yarin gi du baax nga màgg évoluer comme li may wax souvent certaines personnes nga am âge de la maturité su âge boobu ñëwee yow ci boppam nga def prise de conscience mais du lu yomb ce n'est pas du tout facile nga def prise de conscience xam ne man lii moom moo ma war lii ak lii même si les moyens ne sont pas acquis les moyens ne sont pas là man maay jéem a xool nan laay mën a doxalee sama life pour mun ko réussir mais su nekkee aussi damay basé wu que toor guñ may teg parce que souvent dafa am adage ba am den tamit danaan la lépp loo xamante ne nit ñi teg nañ la ko tamit loolu mun la tax 88 628 10 95 doguma la am na ku nekk ci ligne bi allo allo waaw salaamaaleykum maaleykum salaam. acca da nga bëggoon a participer ci ëttu ndaw ñi. waaw émission bi ñu mais ñun dañuy xaar 15 heures mais da ngeen di yéex a commencé. waaw ñu ngi ciy jégalu bu baax a baax ci yéex a commencé ñu ngi ciy jégalu bu baax a baax. man loolu rek laa doon contribuer merci beaucoup dégg nga. ok jërëjëf. doo ñu fàttali tur bi. kooku dem na ñu koy jaajëfal bu baax a baax contribution bi am na solo incha allah dinañ ci bàyyi xel. acca Thierno wéy la. waaw maa ngi doon expliquer léegi mooy souvent nit ñi dañ war a xool lan mooy cause problème bi exactement ñu jéem ko résoudre indil ko saafara te tey même bu nekkee maa ngi doon wax léegi ma ne responsable yi d'habitude ce sont les parents ñooy nekk premier responsable parce que quoi qu'on puisse dire nous vivons dans une société bi dafa am ay règles yu am den moom moo ko régir mais pour nga nangu ne société bi dafa am ay règles moom moo ko régir il faut d'abord ñu yar la ci loo xamante ne dafa am ay normes nga mun ko respecter parce que état parent am na ci part de responsabilité parce que souvent ak récemment lu fi amoon ak les enfants de la rue mooy ñii doon def affaire taalibe di yelwaan état jëloon na ay mesures mais tey ana mesures yooyu fan la mesures yi mujj pratiquement amul suivi te le fait que amul suivi aussi affaire day gën a continuer di law di dem donc nag il faut que aussi nit ñi ñu oser ci plateau yu mel nii ci place publique yu mel nii di fa poser débat yii nii ngeen def tey parce que c'est l'importance d'une société boo xamante ne bëgg nañ ëllëg ci biir aussi ñu raw si suñuy maas dëgg la Thierno Malick Ndiaye ñu lay jaajëfal bu baax mën ngeen a jaar ci numéro bi 88 628 10 95 ñi ñuy dégloo sur l'international ñu ma ba 28 Samsidine sànq wax nga soulever nga cause parents yi Thierno Malick sax laalaat na ko mais mauvaise fréquentation tamit comment nan la nit fréquentation bu baaxul mën la pousser yow en tant que ndaw qui se dit conscient da ngay jàng et tout parce que gis nañ ñoo xamante ni seen fréquentation tax na ñu bàyyi jàng école 88 628 10 95 allo allo 88 628 10 95 allo mu mel ni dem na mën ngaa jaaraat ci numéro bi 88 628 10 95 88 628 10 95 ci Samsidine mauvaise fréquentation bi est-ce que tamit loolu allo. allo. waaw. allo. allo waaw Madické ñu ngi lay dégg. allo ñu ngi lay dégg bu baax. ñu ngi lay dégg bu baax. allo. allo waaw Madické ñu ngi lay déglu. allo. waaw allo ñu ngi lay dégg bu baax ñu ngi lay dégg waxal. mu mel ne connexion bi dafa xaw a am benn rëkk-rëkk ñu koy jaajëfal bu baax moom Madické Ndir mën ngeen a def ni moom jaar ci ñoom ba 28 wala ngeen jaar ci 88 628 10 90 Samsidine mauvaise fréquentation bi laa bëgg nga wax ci. maa ngi doon wax sànq. peut-être que ñun bu ñuy nekk xale dañuy faral di wax naan. kuy jàng. du ànd ak ku dul jàng.
peut-être que des fois monde bi évolué na société bi évolué ba léegi da ngay gis ki nga xam ne jànguñu ak kuy jànguñu ànd maintenant ça dépend si ñi ngay àndal ndax nit day faral di wax ne comme ambition da ngay xool ñi la mën a yóbbu fi ngay dem fi nga bëgg a dem nga ànd ak ñoom gis nga man par exemple du ma am ay ambition yi nga xam ne damaa bëgg a def ay par exemple de longues études def ay études supérieures yu rëy ba pare may ànd ak ki nga xam ne par exemple ñi nga xam ne par exemple ñun daguma la Samsu am na ku nekk ci ligne bi 88 628 10 95 allo allo oui waaw na ngeen def. ñoo ngi fi ça va Abdoulaye. waaw kooku man la Absatou Abdou. waaw na ngeen def. ñoo ngi fi dama kontaan ci li mu wax rek. Malick waaw waaw. parents yi. xamale seen doom. parce que damaa gis seen lu bëri. ci gën a xaaj moom la ci seen taw. dëgg la waaw en général parents yi ñooy responsable. parents yi ñooy responsable bi waaw ñoom ñooy responsable. waaw ndax suñ lay teg daal ay du lenn rek. yow ko looy def. Absatou est-ce que doo jéem a déplacé wu tuuti waaw doo jéem a déplacé wu tuuti kii bi leer waaw yaa ngi may dégg. waaw maa lay dégg kay waaw ma ni parfois parents yi ñu responsable. ndax bu ñu yamalul suñ doom seen. ak képp xam doom bi muy def. dëgg la du ñu yamale mu mel ne dagg na mën ngeen a def ni moom jaax ci 88 628 10 95 88 628 10 95 ñu koy jaajëfal bu baax moom Absatou li acca Samsu maa ngi ko doon wax sànq peut-être que ni li may wax ne ambition soo ko amee da ngay xool ki nga xam ne moom moo la mën a yóbbu fi nga bëgg a dem nga ànd ak moom ma gis par exemple man damay jàngi école ñi may àndal ñëpp kenn jànguñu si kenn jàngu si est-ce que man fi ma bëgg a dem dinaa fa ànd dinaa fa yegg problème la néew ma doo fa yegg de mais pour nga yegg fa dana jafe parce que mën nañ la influencer ndax bi ñuy nekk xale sax je me rappelle bi ñuy nekk xale loolu lañ leen wax ñii jàng ñooy ànd ñi nga xam ne jànguñu nañ dem ndax la bokkoo leen yoon kii bu wàcc yow boo wàccee bëgg a topp ñi nga xam ne jànguñu bu guddee dañuy doxi seen soxla te yow guddi da ngaa war a jàng say leçon boo leen toppee peut-être que ni fi nga bëgg a jëm du fi yegg boobu manque de repère maanaam bi ñuy wax naan par exemple sànq Thierno mu ngi koy wax ne jëlal ki nekk ci ligne bi 88 628 10 95 allo 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 allo. waaw salaamaaleykum. waaleykum salaam. noo tudd ak fooy woote. kookan la. yow la kan. man la Ablaye Diop. waaw. yaa ngi ci Safina FM 98.2. kii daa riir. 88 628 10 95 88 628 10 95 mooy numéro bi ngeen di jaar ngir ak ci seen émission ëttu ndaw ñi. sànq Thierno mu ngi wax peut-être que des fois cause bi si parents yi dëgg la cause bi si parents yi mais match mi wax naa ni ñàkk yemale gis nga nit. maa ngi leen di ziar. ñu ngi lay bon nag dégguma seen retour vraiment. bon juste maa ngi rafetlu émission bi bu baax a baax. di wax gëj naa ñëw maa ngi jégalu bu baax a baax activité yi nag. amul solo. bon amatina solo comme nu ngeen ko daan defee. ñu ngi kontaan bu baax a baax a baax. wax dëgg yàlla macha allah. di wax ni teraay bi moom vraiment comme bu gën a am importance comme ni ngeen ko daan defee bu comme bii rek. ndax jeunes yoo nga xamante ni dañoo pour man ñàkk ab yar éducation. axul ci am réew. rawatina jeunes yoo nga xam ne si ni kenn veillewul ci ñoom. dañu mujjee di nekk ay délinquants. di gaz ñi di dugg ci lu kenn xamut. bon quand même avant enfant de la rue nag parce que am na àdduna yëpp mais nag pays yi gën a pauvre wala boo demee ci pays yi gën a pauvre. ci ville yi gën a pauvre la ñu nekk. je vous donne l'exemple du Marseille. comme ni mu mel. foofu dañ ko fay nemmeeku. bon yeneen dëkk. mais loolu yëpp lu koy andi ñaar laa si jàpp. bokk na ci amoo éducation maanaam yaruñ la. ay parents yaruñ la. en plus. sécurité dafa amul ci dëkk bi. parce que tey man lu ma jàpp mooy.
bu fekkee sécurité am na ci réew mi war nañ def ay patrouille yoo xam si dañuy veiller seulement ci xale yi mu nekk ay policiers soit sécurité pour jeunes yi quoi dëgg la chaque jour duñu sonn duñu tay mais tay dañuy yebal police wala gendarme mu ñëw visiter xale yi xool mu ni xale yi mënaluñ leen dara kay mën nañ leen dara dañoo liggéeyut le temps ñu ne foofu di wéyee ci xale yi ñu nga ci seen bureau yi loolu du yoon dañoo war a wax nit ñi ku nekk ci sa doom mëno li nga ko mën a contrôler nga ko koy contrôler waaye aussi du parents yi fu ñu toll dañu mën a contrôler parce que nag foo ñu dawi dépense bu ñu lekk xale bi aussi bu génnee ci mbedd mi bu génnee yow parent bi mën a xamatoo ci moom lu bari bu ñëwee nga contrôler ko daal moo si tane mais bu xasee nekk si mbedd am na keneen ku ko war a contrôler foofu ki war a def loolu nag moom mooy ki yor sécurité réew mi kon xam naa transmission bi déggante bi moo dul demee noonu dooñu mën a développer li ñu bëgg a wax lépp ndax foofu am nañ ci lu bëri luñ ci mën a wax ndax thème yooyu moom dañ koy suivre lu bëree bëri ñu ngi leen di jéggalu di leen baalu àq di wax ni bon ñu jigéen ji dugg wax dëgg yàlla ñu ngi jéggal bu baax a baax amul solo ñoo ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu Madické Ndir di ñu woowee foofu ca Espagne moom daf ñuy topp via l'internet ñu koy jaajëfal bu baax a baax kàddu yi am na fi solo soulevé na fi nag ay causes yu bëri responsabilité état xam naa dinañ ci ñëw ci kanam tuuti mais Samsa dama lay bàyyi nga développé laataa ngay jox ma ko maa ngi doon wax peut-être que si sànq yi Cheikh doon wax naan gënale bi gis nga kër 88 628 10 95 allo salaamaaleykum allo salaamaaleykum réseau bi nee na am na tey nag dafa mel ni ligne bi mooy indi ay benki ñenkeem kon mën ngeen a jaax ci 88 628 10 95 Samsa aja maa ngi doon wax di cee doon wax gëlalante bi des fois parents yi certes fautif am nañ foofu seen responsabilité bi nga xam ne parents yi ñoo ko soulever di gëlale seen doom yi gis nga loolu tamit pour man du raison bi tax nga war a mën a génn kër gi ndax diw mooy liggéey yow liggéeyoo yàllaa la ko natoo muñal bis dina ñëw nga am ndax la fii comme ni mu ko doon waxee ku fi nekk sa wërsëg bu jeexee da ngay dem maintenant am na li nga xam ne sa papa muñoon na la ko ba ngay nekk xale te pourtant fi mu jaar ak yow ba yegg si fii yëpp yow est-ce que mos nga faa jaar ak moom c'est pas parce que ne da laa gën a léegi diw moo tax nga war a mën a génn kër wala da laa bañ metti na dëgg la mais nu mu méttee noonu ni nga souffrance boobu ngay dund ni ngay souffrir noonu pour man boo ko souffrir sa vie di fight pour nga ne diw mii de li mu am war naa ko mën a am nga teg ko ci yoon ci lu légal wax ma la nag nga dem fight bi nga xam ne peut-être que da ngay dem sàcc wala da ngay dem def leneen nga gëm ne lii nii combat la bu may mën a te damaa bëgg a wane sama papa man war naa mën a am njëriñ ci biir kër gi boo ko defee doo génn kër gi sa papa bu à un moment donné dina xam li ngay daj moom sax dina revenir dans le bon sentiment pour am na ku nekk ci ligne bi 88 628 10 95 allo sëñ bi na ngeen def waaw ñoo ngi fi ñu nañ ci jàmm bu baax a baax sant yàlla bu baax Alaaj Caam la Géejawaay Alaaj Caam Géejawaay waaw acca bismillah waaw Thierno Malick Ndiaye laa soxla Thierno Malick waaw mi ngi lay déglu Thierno yaa ngi ci jàmm bu baax a baax waaye sant alhamdulilah ñu ngi rafetlu émission bi macha allah kontaan nañ di wax ne am na solo trop alaaji la doomu de alaaji kontaan nañ yàlla am na solo li ngeen wax ci wàllu éducation am na solo trop ñu bëri ñu ngi cee jëlee njëriñ wax dëgg yàlla comme ni nga ko waxee rek ñiy jàng ànd ak ñiy jàng rek mais bu dee da ngay jàng na bëgg ànd ak ñoo xam ne jànguñ jëmuñ fenn mën nañ laa yàqal sañ jàng wallaay ndax dal na ma ko wax allo ñu ngi lay dégg waaw ndax jamono bi may jàng dama ko daan def di ànd ak ñi nga xam ne jànguñ mën naa wax ne tam neen ba yóbbuwaale ma seen ñàkk a jàng ndax nit ngay ànd ak ku bon pour yow nga dugal ko ci lu baax li nga nekk moom mu dugal la ci lu bon li moo gën a yomb yow nga dugal ko ci lu mu nekk kon kii jàng rek la war a àndal mu la war a def it àndandoor kon li nga wax am na solo trop ñu ngi koy jëlee njàng bu yaatu wallaay kontaan di leen ñaanal yàlla yokk xelaat bi rek ma xam jërëjëf barki alxuraan jërëjëf yàlla boole ñu ko ñun ñëpp kontaan nañ ci yow kooku di Alaaji di wootee ca marché Sam ñu ngi koy sant di ko gërëm jërëjëf kon Samba yaakaar naa reportage bi nga xamante ni Macoura def na ko bu fekkee noppi ne mën nga koo teg ñu déglu li nga xamante ni moom Macoura Diagne wàccoon na ci terrain bi indil ñu ko ñu ñëwaat ay tolof moom indi fii quoi ay tolof xam rek tolof yu mu am
sama famille la amal tolof quoi sama papa la amal problème moo tax ma ñëw fii. lu tax ma ñëw toog fii bëri na man bu ma amoon liggéey wala liggéey bu baax wala leneen damay liggéey bàyyi fii nii ndax fii nekkul ku baax ñu baax rek a fi nekk bilaay fii ñu baax rek a fi nekk bu ñu amoon ñu leen jàppale tamit. bëgg def na mu koy def mais su ma nekk suñu kër sama papa daf mooy continuer sama yaram. liberté moo ma gënal mais si kaw ku ma jàppale liberté boobu gënal na ma quoi lu ma bëgg doon bëgg naa am jabar am doom xam nga nekk si leneen quoi. xam nga fii yenn saa yi policier dañ fiy wàcc ñu ne ñun ñoo nekk fii di agressé te ñun sàccuñu fenuñu ñëw toog noppale ko guddi jotee ñu dem suñu yoon loolu moo ñu fi man bëgguma dund bi mu ngi daan am ay jabar am samay doom non su ma amoon liggéey moom farama moom damay bàyyi fii li ma mën liggéey bëri na man góor laa li ma mën liggéey bëri na. te ngay bàyyi lépp di ñëw toog fii lan moo ko war. non dëgg la gaan moom kay saret laa dawoon ne dama ñëw dugg waaye dama baax waaye pour ñëw bi quoi maa jóge ba Touba ñëw fii ak liggéey dama defoon soog waaye da ngay déglu waay dama defoon soog mais dama defoon soog bu métti léegi liggéeyatuma quoi dama bëgg a dellu kër ga quoi ceeb bi moo neexut quoi fii moo neexut quoi seen directeur bi tamit waaw tamit su mu ne tamit ñëw fii tamit waxtaan ak booy yi waaw ndax booy yi nekk fii waaw ay centre social ay village pilote yooyu yëpp dañuy ñëw pour jàppale booy yi am na booy yu bëri yu si génn dem am ay liggéey nangam ndax man moom bu ma amoon soxla si mel ni yow moom dinaa bàyyi mbedd bi moom. en fait ñoo ngi dund nice quand même xëy na tey mbedd bi li la ñu jàngal waaye parce que aussi am na ñuy gën a sonn soo seetee ci yeneen live yeneen àdduna parce que àdduna yamul fii rek quoi tey boo demoon ay côté boor Xombal wala Bambey da ngay gis ñoo xamante ne ni ñi ngi dund lu gën a tar li ñuy dund quoi or que ni ñàkk liggéey moo ñu ko yóbbee quoi suñu métier fay ñu parce que aussi on n'a pas vu quelque chose qui nous renforce la mémoire pour qu'on travaille mieux quoi. auto police bi ñëw avance ñu jël di ñu yóbbu quoi chaque jour ñu ñëw fii ay ajuma wala ay mercredi ñuy avance quoi. dama doon góor boo xam ne sama kër yàlla na quoi sama papa fa liggéey retraité te man dama doon góor quoi xam nga rek. bëgg ma nekk suma kër sama papa sama yaay dama defal moo tax ma nekk si mbedd bi quoi. nag génn fii dund beneen dund ndax bëgg naa tax jabar bëgg naa am ay doom bëgg naa tabaxal sama yaay kër. mi ngoog yaakaar naa dégg ngeen ñi nga xamante ni nag ñoo nekk ci mbedd bi wax nañ ñu ci bëri nag wax nañ li nga xamante ni moo leen jëlee seen biir kër yi indi leen ci kii bi bëgg wax nañ ci tolof maanaam koo xam dafa am jafe-jafe ak 88 628 10 95 allo. allo oui. salaamaaleykum. maaleykum salaam. sëñ bi noo tudd ak fooy woote. man la Talaatira Kane. monsieur le maire. ça va ci loolu nekk. ñoo ngi si jàmm. waaw ñu ngi rafetlu émission bi. dëgg la. waaw li ngeen di joxe conseil moom neex na set na leer na. ana Samsu. Samsu mi ngi nii Samsu Diin mi ngi nii toog. Samsu ci loo nekk. maa ngi rek sant yàlla. sama waay maa ngi dégg conseil yi ngeen di joxe rafet na trop. yàlla na yàlla yokk loxo bi. yokk xel bi. amiin jox ma ministre. ministre bi. kii kan la reporter Sock. waaw man la yàlla na la yàlla yóbbu Paris. amiin waaw bëgg naa ko lool de bokk na sama yide daal. waaw yàlla na la yàlla yóbbu Paris. waaw thème bi moom am na solo trop. yàlla def boo demee ba ñëwaat nga éradiquer phénomène bii nii mu denc. waaw incha allah. yàlla mën na ko def. waaw. jox ma laay. waaw Siré maa lay déglu. sama waay ci loo nekk. maa ngi nii rek sant yàlla bu baax. mais émission am na solo trop. jërëjëf mais nag bëgg naa bii di ñëw ngeen waxtaanee sama genre yi. sa genre ñun chômeurs yi ñun les jeunes diplômés. waaw.
parce que je suis le chauffeur le plus du quartier. ah waaw. incha allah. kon nag war naa fa mën a am sama place ngeen invité ma. dëgg la incha allah ñëw ñu débattre kett ndaw ñi. incha allah macha allah concept bu am solo la. dëgg la dëgg la. yàlla na ko yàlla ful. amiin amiin amiin. yàlla na yàlla sàmm baat bi. amiin amiin amiin. sàmm xel mi. amiin amiin rafet na kontaan nañ fa tabarakallah. amiin amiin. yéen ma waa rajo bi ñoom Makura yéen ñëpp. ñu ngi koy dégg ñu ngi lay dégg. ok jërë ngeen jëf. maa ngi lay dégg maa ngi lay ok. dégg jërëjëf Alaaji Siré Kane monsieur le maire di ñu woowee ca Sam Notaire ñu koy jaajëfal bu baax a baax li wax ni xalaatam joxe sujet boobu mu jox na incha allah dinañ ci waxtaan ndax les jeunes diplômés chômeurs yaakaar naa chaque année rek école muy école privée yi formation yi ñëpp di génnee ay diplômés yoo xam après dañuy kii rek te du mujj fenn dinañ ci ñëwaat Makura yow yaa demoon defi reportage bii nii gis nañ ni gars yi wax nañ ay causes yu bëri kii ne désir de liberté moom moo tax mu génn këram parce que yu bëri daf ko doon bëgg a def mënu ko wayjur léegi mbedd mi dina am possibilité def ko keneen ne moom liggéey la amul moo tax peut-être mu toog ci mbedd mi nii dëkk fa quoi keneen ki nag mu ne ay tolof ak njabootam la am naka ngay jàngatee causes yi nga xam te ne wax nañ ko fi. bon d'abord damay remercier ki nga xam te ne mooy Roqee ak Thiané ak ñoom Fawad parce que ñoom ñoo ma jàppale ci reportage yi bi ma ko defee sama portable dafa réer mais ci suba bi ma leen contacté rek lijjanti nañ ko ci saa si rek yónnee ma ko ñoom ñoo defandoo reportage yi man ak moom ba si sax Thiané moom jot na faa am far quoi ba ci la ko waaji de bëgg na am jawar ju mel ni yow ma leen di remercier di leen nuyuwaale de passage encore une fois mais là gis nga affaire bi même communication moo di kat di ma la wax problème malentendu moo am seen diggante ak seen parents benn bi kenn ki leela nee na boobu par exemple jëlal ki nekk ci ligne bi 88 628 95 allo waaw Makura waaw ça va léegi ba tey Absatou Ly la waaw Absatou Ly waaw seen ligne bi daa am problème nag ngeen baal ñu waaw waaw ba tey nag damay dund ci li Malick waxoon Thierno Malick muy parents yi ñooy tax ba seen doom di def ay yenn yi waa keneen ki nee na tamit parfois say parents buñ la defee lu metti yow waroo ko fajee dem ci mbedd mi di yelwaat wala di toog wala di def ay yenn yi dëgg la waaye dañoo wax enfant de la rue ñoom ñi nekk ci mbedd bi ay xale lañu amuñu maturité moo tax mënuñoo xalaat yenn yi lii baax na wala lii baaxul mënuñu analyser yooyu waaw mënuñoo xam ne tamit yàlla dina def dañuy gis lu métti rek waaye duñu xalaat ne tey métti na beneen jour dina ñëw mu neex waaw moo tax nag parent moo war a nekk ange gardien doomam waa génnee ko ci yenn problème yi ñoom ñu bañ a séddoo seeni doom waa pour seeni doom ñi am xoolu comme nuñ koy waxee sax ngeen baal ma nag tukulóor laa te olof bi leerul dëgg la waaye dama bëgg lancé message rek ne pour ñëpp comprendre ko dëgg la waa ngeen baal ma nuyu naa ñëpp ñu ngi lay fay bu baax di la jaajëfal may jaajëfal Absatou Ly sama xuloo wala maa xamul fan la nekk nii sax jamono ji bay woote ak mu jëlee xaalis li mu wax am na solo waaw comme li mu wax loolu malentendu parfois ñenn ñi gis nga li ñuy wax ne parfois malentendu yi am seen parents wala parfois nga gis ne jékki-jékki gis sa bopp ne nii laa toll rek nga bëgg a jaay am loo bëgg a jaay say parents te aussi papa la wala yaay la aussi gis nga ni ñu ko waxee mais ñoom ñëpp seen bëgg-bëgg ak seen ambition benn la am liggéey bu baax am kër am oto teral seeni waajur moo am mais aussi man du ma leen blâmer d'une part parce que mën naa ni peut-être mën nañu ñenn ñi tolof moo leen fay yóbbu boo leen xoolee sax aussi di nga gis xam ne kii problème la ñu am waaw problème la ñu am moo tax ñu nekk ci kii bi ma lay jox benn exemple parce que ci normal mi ngi ko doon wax léegi-léegi naan parfois wala sam sa booy ànd da ngay ànd koo xam te ni dina la yóbbu mais gis nga tey par exemple ñun Waaraati famille par exemple classe lañ bokkoon depuis 4e 3e ñeen ba 5e ba ñoo bokkoon classe mais aussi gis nga daw ba ñuy def 3e daw jàng bu doon am ñun ñëppay dawandoo jàng wala solidarité il suffit que kenn ki am problème paiement bañ a ñëw ñun ñëpp duñu jàng ci jour boobu wala tey kenn am problème rek ñun ñëpp dañuy solidarité boobu ñu am bokkoon bëgg-bëgg bokkoon ambition moo tax tey bi ñu demee tey ba année blanche jotee bi ñu paree BFEM ñun ñëpp a décidé doo bàyyi jàng bi ñu demee ba bàyyi jàng man peut-être maa ci amoon sens peut-être ak kenn ki su mes parents récupéré ma génnee ma parcelle peut-être man moo tax sax man ma arrivé ba egsi fii peut-être ñenn ñi seen parents xaw leen isolé mais peu importe bi ñu demee tey ba après bac ba atteindre suñu objectif dañoo retrouver waat
moom cela veut dire que bokk bu ñu amee benn bokk ba am ambition rek dafay loo xamante ni nii day ñëwaat da ngay am loo xamante ni mooy li ñuy wax gëm-gëm boo amee gëm-gëm rek da nga ci arrivé mais aussi sala loolu du prétexte du empêchement boo xam da lay yóbbu pour nga mën a defi lu bon wala aussi nga mën a am di agressé non loolu du solution mais aussi comme li Thierno Malick wax gis nga aussi état bi aussi ci benn côté état bi aussi Madické wax na ko léegi ci yenn ville pauvres yi par exemple doo dem Almadies ba fekk fa fàqmaan yi toog foofu wala ay fan résidence ci ay par exemple ñi wax léegi ci fonds de l'émergence bi wala ay yëmbal comme fi Samsou di wax ñi peut être foo xoolee foofu la ñuy ëppee mais aussi encombrement yi kër yi xajatuñu ci kër yi wàccal Grand Yoff tey heure boo wàccee ñi ngi ci mbedd bi xajatuñu ci kër yi cela aussi dafay nekk benn bunt boo xam te ni da leen di may ñu wàcc ci tali bi dem defi naka sudul noonu boo amee kër imagine kër yooyu boo fekkee am nga fa doom toppatoo ba sa doom defoo ci moom mais mbedd bi da koy këf wax nañ ko fi waxati ko boo amee sa doom defoo ci moom li war keneen da koy jël maanaam mbedd bi def si moom li war boo amee maanaam da ngay am boo amee dara da nga koy toppatoo doom dañ koy toppatoo teg ko si yoon teg ko si raay di ko jàngal maanaam li ñuy wax jàngal ko école jàngal ko arabe teg ko di bu deekee ci école nga koy toppatoo mais fekkante ne defoo ko loolu mu wàcc par exemple gis benn Samsidi wala benn Thierno Malick buy toog fii ci suufu pont bi di tuxa koy gees booy bi bu waree jàngiwul dem foofu Thierno Malick woo ko wala Babacar woo ko ne ko kaay dem jëndal ma fii bu yàggee mu ñëw mu koy may ay juróom ay ñett dërëm di ko former ci mbir moom di ko former au fur et à mesure day jàpp ne kii booy waaj na parce que kii ci yoon bi mu koy teg yoon bu baax la comme du gis parent wala parent du ko wax dara da koy jàpp day jàpp au final kooku da koy entraîner da koy dugal ci mbir moomu am na kenn ku ci wax xam naa Samba daa tub foofu kooku looloo ko ci dugal dawalkatu saret la woon ñu dem ba nangu saret bi kenn toppatoo ko mu ñëw di fréquenter ñooñu di ànd ak otobali di fréquenter ba bokk ci ñooñu dafay nekk benn problème boo xam te ni aussi état bi war na aussi di leen gestu parfois te aussi am na ku ci wax léegi ne parfois police wàcc fa defe na ñoom ñooy agressé te nee na ñoom du ñu agressé fa la ñuy toog di tux parfois police wàcc fa jël leen ñu ne ñoom ñooy agressé te ñoom du ñu agressé loolu tam problème la parce que foofu amul làmp guddi gi boo leen rombee seen la ñu toog sa bu même buñ la deful dara sa fit du la may nga rombu leen foofu te ak tànk bu kon bu amoon lampe di nga am ñeme romb bi amul lampe pont bi amul lampe nañ ko pont bi amul lampe et autoroute bi amul lampe donc cela veut dire que kon benn vrai problème boo xam ne état mi ngi ci côté insécurité ci état boobu sax laa bëgg Thierno Malick ñu taxaw ci benn 5 minutes wax responsabilité état ci li nga xamante ni moo di enfant de la rue yi nii ñu wax ci Thierno ngeen baal ma balaa mooy dugg ci état ma defaat quelques précisions par rapport ak reportage bi ma ko def mu nekk li am solo ndax ci biir reportage bi dama ci déggee ñetti mbir maanaam mooy tolof liberté ak am famille parce que si ñoom ñoo ñëpp réagir soo tënkee li ñu wax yëpp ci ñetti tànk yooyu lañ ko mën a tënk tey kenn ki dafa ne tolof mooy pousser nit ki tey dem def loo xamante ne peut-être même bu nekkoon du woon tolof yi doo ko def man dama naan loolu warul nit ndax li mu metti nit nga da nga war a essayer nga jéem a surmonter les faits même si aussi que les parents buntu xataal nañ la parce que tey balaa ngay génn sa kër di nga am benn âge bi te booy dem bay génn donc xam nga fu nga jëm donc le fait que ngay dem te xam nga fu nga jëm rek logiquement war nga mën a jéem a moraliser waat sa bopp pour xool parce que tamit ñàkk warul tax nga ñàkki ndax bu la taxee ñàkk bis bu am dikkee rek nga rus loolu noonu il faut que aussi nit ki di ko éviter am na ci ku waxi liberté waaw xam nga ñun dañ nekk ci société bu am dafa doy waar ndax dañ naan liberté nekkul que nit ki da ngay def lépp lu la neex loolu du liberté liberté dañ ko régir ci ay normes yooyu noonu en tant que comme respecté woo ko rek libre li nag il faut nga respecter normes yooyu noonu société da ko élargir kër sax dafa am liberté kër sax dafa am des normes yoo xamante ne da nga ko respecté boo ko respecté wul aussi lépp loo gis tamit nga xam ne yaa defal ge woon règle yi moo tax lu la ci fekk la ci nga dégg ci keneen ki mu ne la dama bëgg a am famille tu vois situation boobu situation bu graaw la boobu foofu lañ war a sax convoquer état ñu def transition bi ndax man su nekkee awma moyen économique bu doy ma ne dama bëgg naa am doom bëgg naa am njaboot mais après lan laa leen toppatoowee te képp ku amul munoo yor njaboot taloo ko parce que da nga naan bàyyil ma dem wuti temps boobu noonu ngay dem wuti nga foog xale yi bu ñuy génn ci mbedd bi waxtu boobu ñuy génn di taxawaalu seen parents ñu ngi ci kër yi seen parents yi newuñ ci kër yi de dañu génn uti
am na si xëy na ñoo xamante ne situation dab na leen ba mënatuñoo toog sax waxtaan ak seeni njaboot loolu mooy waral yenn situation ay paramètres la yoo xamante ne nit ñi dañ ci war di waxtaan boo xoolee état mën nañ ci dugg ñu waxtaan si parce que gis nañ ne quoi qu'on puisse dire amoon na ay mesures yu président de la république Macky Sall la jëloon yoo xam te ne ñu ngi ko si jaajëfal di ko wax ne jël ay initiative kese doyul ñu koy lancer appel ne ko loolu noonu mu jëloon comme ay initiative pour éradiquer même enfants yi nekk ci mbedd beeg tout waaw mu doxaat ci mu ñu appliqué ko assemblée nit ñi nekkaat ci ku def lu dul yoon ñu jàpp ko ramasse bu ñu retrouver ses parents ñu wax ak ñoom lu leer suñu leen mënee subventionné dimbali leen ñu def ko état fu mu amaatee faute ci mbir moom xam nga mooy lan tey am na ñoo xam te nekkatuñ ay xale parce que bu ñu nee xale kese enfant des rues bu ñu jàpp ne ay xale yu ndaw kese la déedéet même mag sànq am na ci appel yi ku woote mu ne les diplômés chômeurs xam nga jàng ba am lu ñuy wax baccalauréat xëy na doyatul du comme diplôme mais nga teg ci dem ba am licence munoo insérer wu fenn loolu tamit dafa metti xam nga léegi école privée yi sax ñu ngi ciy jéem a ñoom def benn effort parce que ñoom ñu ngi jàngal gone yi nan la ñuy def pour ne bu ñu génnee ci école ak seen licence ak ñu mun a utile si seen société mais boo xoolee suñu système universitaire moo baaxul parce que système universitaire bu baax dafay def xale bi wekk ko ba nga xamante ne xale bi bu génnee mu am diplôme bu ñu naan licence forcément dafa war a am liggéey te warul am liggéey boo xamante ne aussi baaxul dafa am liggéey boo xamante ne dina ko mën a jëriñ mën a jëriñ ay parents mën a jëriñ tey moom bu bëggee créer njabootam loolu moo tax état effort yu muy def na ko doubler multiplier ko parce que nit ñi aussi quoi qu'on puisse dire dafa am ñam te ne dañoo sonn te bu ñu sonnee rek musiba mën na am des fois ñun daf ñuy arrivé ñu génn def yenn reportage yi des fois ñu dem ci yenn manifestation yi mais boo gisee nit ñi lu ñuy jooy lu ñuy ñaxtu ak lu ñu la koy wax rek yow loolu ñame woo ko wax sax ci rajo ndax des fois yow ci boppam da ngay désolé te désolé boobu noonu ngay désolé moo tax état daal na yokk góorgóorlu yokk def effort te xam ne aussi dafi nekk pour tous les sénégalais nekkul que kii doomu baadoola la wala kii moom moo génnee école bi moom lañ war a jox mu liggéey wala nangam sangam état dafa war a nekk képp koo xamante ne am nga licence te may lancer appel aussi pour état loolu bokkul sax ci thème bi mais na vérifier les écoles yoo xamante ne ba reconnaître uñ leen ñu teg leen ay daan parce que lii aussi nit ñi xam nga mën nañ wax ne waa ji jàng na am na licence am na master am na sax docteur mais fan la ko amee fan la ko amee yooyu aussi ay mesures la yoo xam te ne état moom moo ko war a jël bu ko jëlul nag quoi que fii quelque temps day gën a métti day gën a métti te ñu ngi jëm ci ay élection on sait jamais parce que xale yi di dox ci mbedd bi tey ñoom la ñuy récupérer waat di ko politiquer di ko defee naka sudul noonu parce que ku ñëw tey am fa sagaru téeméer wala sagaru 2000 francs foog ne loolu mun na ko utile mais bu jeexee bu amul feneen fu mu ko amee day gën def naka sudul noonu donc na état mettre des mesures sécuritaires éclairer waat dëkk bi mettre des lumières partout pour nga xamante ne au moins dinañ mën a veiller ci jeunes yi tout jërëjëf Thierno Malick Ndiaye kàddu yi am na solo Samsidine responsabilité état may ma rebondir sur quelques points doog a ñëw si responsabilité état sànq Macoura bu muy wax dañuy ñun banlieusards yi dañoo fier doon ay banlieusards te à chaque fois fu ñu toog dañ koy wax maintenant su amee ñenn par exemple ñu mel ni man ak samay morom nga xam ne ñu ngi ci banlieue di dund diggante Pikine ba Kër Massar ñëw ñu bëgg a changer image mauvaise image bu nga xam ne moom lañ jox banlieue ñuy wax naan ñun banlieue agression vol tux yamba lañ fa nekkee naan et cetera image boobu noonu ñuy jox te ñun ñu koy bañ di ko jéem a changer su nekkee ñoom dañ fay nekk di agresser di continuer di agresser te alors que ni au niveau de la banlieue am na ñu nga xam ne ay intellectuels lañ ñu ngi def lu nga xam ne lu remarquable te nit ñi mënuñu koo gis bu ñu ñëwee dañu def loolu état moo ñu ci mën a dimbali pour dugg ci responsabilité état responsabilité état mooy am na police am na gendarmerie nañ leen outiller ndax peut-être que ñun
fi ñu nekk fi ñu féetewoo moo tax ñu xam yenn yu bëri police ak gendarmerie yu nga xam ne ñoom ñoo nekk ci banlieue Pikine Yëmbal Kër Massar Malika Benn Baraak Route de Boune et cetera amuñu seen police yi ak kii boo demee doo loo fay fekk amuñu sax personnel bi nga xam ne soo leen woowee ne leen fii am na lii pour ñu ñëw dafay yàgg waaw nga baal ma doguma la est-ce que tamit état mënul récupérer ñooñu former leen une formation militaire mën leen a redéployer ci police puisque dañu manqué effectif d'une part peut-être que ni ñeneen sax ñu ngi koy proposer ñi di wax naan par exemple ñi wax naan à partir de 18 ans ñi ñëpp war nañ leen mën a yóbbu ñu def service militaire dem armée dem léegi lii taxaw foofu dogguma la li am laay wax noonu c'est le mooy problème ASP loolu nga wax noonu mooy ASP bi ñu teg parce que mais boo état bu tegee loolu it moo tax mu créé ASP mais créé nañu ASP ngi ne ay problème neen la parce que jigi nii mars lañu seen contrat war a jeex seen salaire ñëpp ko xam koo wax ñu ne la ASP 50 000 lay fayeeku 50 000 lu mu mat aussi même bu fekkante ne créé na loolu mais conditions yi dafa war a réunir conditions yi dafa war a mat ñooñu nekk ci conditions yu baax jamono ji ñu bëri tey ñi ngi nekk ci ASP mais dañ ciy nekk mais malgré bañ a sommé wu maintenant pour dugg boobu noonu peut-être que Ablaye ñuy wax service militaire bi ñuy wax man peut-être que ni peut-être du débat bi sax mais service militaire pour man du solution ndax état bi nga xam ne actuellement ñiy dem armée moitié bi dañ leen libéré ñooñu peut-être ñenn ñi ñooy ñëw mujj doon bande di agressé buñ jëlee ñëpp yóbbu ñu def service militaire xanaa kon dañuy gën a créer ay bande ay agresseur man pour man boobu service militaire bi du solution maintenant nañ outiller ñu nga xam ne ñoo fi nekk ñu ngi recruter mais boo demee si policier ak gendarmerie ñun par exemple côté bu ñu dëkkee dañ koy déplorer Yëmbal Route de Boune Mbedd Fass Kër Massar dañ lay agressé bëccëg barki démb sama mag dafa xëy fajar bi di liggéey dañ ko génneel paaka dafa résister daw dugg ci benn kër sinon waa ji da ko génneel paaka ne ko soo ma joxul li nga yor ma jam la xoolal fi ñu dëkkee ñun te pourtant am nañ ay gendarme ay policiers yu nga xam ne ñu bëri ñoo fa dëkk mais les gens n'hésitent même pas ñuy agressé si domaine boobu tux yamba ñoo ko fa daak si forêt classée bi la ñuy nekk di tux di naan di def lépp mënuluñ leen da ngay ñëw police dañuy xam ne carrément ñoom xam nañ ne ñii fii lañ nekk mais guerre bu métti lañ nekk ak ñoom pour ñu jëlee leen fa loolu état mooy jël mesure ndax dañuy wax ne dans un dëkk état dafay fort mais du faible dëgg la mais wax nañ am na ku ne man su ma amoon liggéey tamit foofu yaakaar naa état dëgg la sax waroo xaar comme ni ko John Fitzgerald kenn waroo xaar lu ma état di war a defal mais da nga war a xool wax yow lan nga war a mën a defal état mais su fekkee koo xamante ni peut-être njàngam soriwul am ñoo xam dañuy teel a bàyyi parce que am na loo xam dama ko yàgg wax dañu war a def ay lycée technique gis nga mécaniciens yi di jàngale nii gars yi menuisier et tout am ñoo xam te ni def nañ ko seen bopp te pourtant tooguñu ci classe naan monsieur di bind pourtant jox nañ leen xam-xam boobu des lycées techniques yoo xamante ni dina tax yow Sams boo ñëwee enseignement général boo ñëwee ba enseignement général ñëw ba 5e collège nga bàyyi parce que am ñoo xam dañuy bàyyi parce que mënuñu dégguñu français wala tout mais yàlla may na leen benn xam-xam boo xamante ni luñ jàng dañ koy jàpp léegi est-ce que mënu yooru ñoo mën a defar ay lycée technique yooyu rek dina permettre boo yoo xam dañuy teel a benn jàng ñu bañ a am refuge mbedd mi li ngay wax sax si lycée technique yi peut-être que ni bokkoon na ci programme président Macky Sall bi nga xam ne moom moo nekk actuellement la tax defu ko peut-être que ni xamaguñu wala financement yi la ñuy xaar wala ñu ngi ci mais ñu ngi ko ciy ñaax mais lu mu ci gën a mën a gaaw moo gën ndax lycée technique pour man jàng yi sori yi nit ñi dañ koo weesu gis nga nit ki day juddoo ak savoir faire xale à l'âge de 5 ans da ngay xam ne kii lii la mëne mais mu dem à l'âge de 10 ans 15 ans 18 ans war na mën a demal boppam ndax la ñun bu ñu demee di nga gis léegi xale yi à partir de 15 ans bu jàppee ordinateur da nga yaakaar ne da koo demoon defi informatique te deful informatique ce qui veut dire que ni kooku bu ñu ko commencé encadrer à partir du collège mun na njëriñ dara maintenant loolu la ñuy wax ne état moom moo war a xool ndax état peut-être mënul créer ay emploi mais day créer ay conditions ndax waa ji mu ngi wax naan su amoon liggéey mais bu toogee fi mu toog du mus a am liggéey ndax du fa toog liggéey fekk ko fa moom mooy jóg wuti nit ki tamit nag da ngay nit ki kenn juddul ñàkk yaafus am na li nga mën ndax xalaat bi ñuy xalaat di dem di agressé ndax agressé pour nga def ko problème la ndax ak sàcc gi nu ñuy agressé ak ni ñuy sàccee technique boobu noonu buñ ko utiliser woon si benn domaine danañ génn ci mbedd bi loolu rek état na defar conditions yi ñoom ñu génn fi ñu nekk daguma la am na ko nekk ci ligne bi allo 88 628 10 95 88 628 10 95 allo
mu mel ne kooku dem na mën ngaa dikkaat ci 88 628 10 95 li ñu xaw a dese ci minute xawut bëri dañu koy jéem a tënk daal di joxe ay solution yi nga xamante ni xale yi nga xamante ni ñooy dund jamono ji parce que Macky Sall le président Macky Sall indi na fi woon ne da leen di jëlee ci mbedd mi gis nañu fu mu mujjee bu jëlee ñi buñ ne gaa yaa ngi Pikine ñu daw dem Kër Massar toog fa buñ ne gaa yaa ngi Kër Massar ñu dawaat ñëw Pikine toog fa dàkkante bi ba affaire bi ay yi xamuñu fu muy mujj Makoro Diagne naka la ñu war a mën a def pour génnee booy yi nga xamante ni ñi déglu si reportage bi ñu bëri am nañ ambition am nañ rêve ne bëgg nañ koo réaliser yan solution lañ ci mën a teg. gis nga balaa foofu damay dellu si waat tuuti ci ginnaaw. problème entre école privée ak école publique yi. Thierno Malick wax sànq. gis nga bu njëkkoon boo demee école publique privée. dañ naan nilaar yi kuñ dàq publique mooy dem privé. mais léegi finalement léegi jamono ji ñi dàq jàng ci privé yi lañ nekk waxoon naa ko fi léegi. pas sax à 100% mais les meilleurs. même boo demee ci les examens ki ne première deuxième cinq premières yi 3 yi wala 4 ci école publique les privés la ñuy jógee. donc loolu problème la boo xam te ni nii te aussi ñoom privé yi dañu ñi ngi grève récemment ñi ngi nii di waajal grève mu nekkoon loo xamante ni nii encore une fois problème boo xam te ni état daf ko war a kii solutionné parce que une fois ku saw parent amul ay moyens ñooñu au finish yow nga dem tey war a de say morom bi nga war a eggale say jàng tey yàlla dogal tey eggale woo ko ci public amoo moyen boo demee ci privé problème lay doon da lay tax nga nekk si mbedd bi di taxawaalu mooy indi agression chômeur buujumaan et cetera mais encore une fois côté technique bi Samsidine wax léegi Cheikh Sarr Cheikh mi ngi may dégg kooku tey mën naa ni kay mën na dafa judduwaale savoir faire jamonoy DVD da doon réparer DVD jamono jëm yi bees te jàng ko fenn iPhone 4 da koy def iPhone 5 mi ngi may dégg de li may wax lu garaaw la iPhone 4 da koy def iPhone 5 seen appareil canal TNT da koy monter di ciy def loo xam te ñoom ñi ciy liggéey sax presque xamuñu ko te jàng ko fenn gis nga bi mu demee tey ba troisième jàngam xaw a technique man sax doon naa ko tooñ na ko doo dem lycée technique Thiès nga def fa benn 3 ans génn am sa kii gars yi xëccoo la parce que déjà mën nga ba pare diplôme rek mais xam nga une fois mais sam si genre nit yooyu dañuy bañ boo waxee moom automatiquement xaalis day uti parce que nee na bu demee 3 ans yi mu fay def noonu du am xaalis aussi automatiquement am dañuy am mooy nekk seen problème du ñu nangoo dem jàngiwaat te aussi man na gis nga Cheikh mooy téye portable wala téye machine def ci loo xamante ni nii man sax ba da lay yéem wala mu expliquer ci loo xamante ni mais ñooñu dem toog ci école jàng mooy doon seen problème te aussi place du ñu am place état du leen mën a accompagner donc lu ñuy def au final dañuy nekk ci mbedd yi di taxawaalu di taaba di kolo fii di kolo fee problème lay doon aussi côté buujumaan yi comme ni ko sa niñ ko waxee léegi toog fi nga toog li ko sam so toog fi nga toog ne damaa bëgg am liggéey bëgg am fii ba suba doo ko am parce que aussi une fois nañ am loo xam ne nañ ko nagul argent facile ku ko tàmm doo ko bàyyi argent facile toog fii yendu fii ku fi romb nga agressé ko génneel ko paaka agressé ko doo ko bàyyi argent facile deuxième reportage xam naa dafa parewul mais waa ji da doon expliqué ay jamonoom bi njëkk agression bu njëkk ak agression bu léegi muy expliqué naan Colobane ay temps ñeme woo romb jël sa sac téye ko sa benn loxo donc ko doon bokk sa yaram bay expliqué sax ba naan ay ñi mu jot a jam jaase ñi mu jot a rey expliqué mais dafa nekk ñoo loo xamante ni nii problème la boo xamante ni nii nekk ci lu yomb doo ko mës a bàyyi li wolof naan ñam naa ko neex na bàyyi naa ko amul fenn parce que léegi lan lañ ci mën a teg comme solution non encore une fois man moom li may wax chaque fois man ñooñu du ma leen blâmer d'une part bu fekkente ne bien vrai que am nañ ay bëgg-bëgg am nañ ay ambition mais aussi fi ñu ko teg ñoom fi ñu ko teg dafa yomb encore une fois ma ñëwaat teg taxawaat ci kanamu état waxaat ak état parce que état yooyu noonu bu ko structuré woon ki comme ni nga wax léegi-léegi enfant de la rue bi mu taxee ne leen dina leen fiy jëlee à un certain moment tane woon na mais aussi dafay am ñoo xamante ni dafa mel ni état liggéey arrangé wu leen bi mu ko commencé def am na ñu jugoon commencé ŋàññi état ñun ñëpp dégg nañ leen commencé wax taxaw mais du loolu mais état bu ñëwee taxaw li mu wax noonu li mu ne initiative bi mu jël da koo teg fu leer mais aussi nañ ko ci accompagner xool loolu lu muy joxe ba pare dëgg la mais aussi état bu mu teg dara rek nga jug bëgg koo ŋàññi parce que opposant nga lu mu def warul baax lu mu def warul baax yow li nga wax ma war mais du noonu da nga koy accompagner xool loolu lu muy joxe ba pare ñu door a mën a ñëw encore une fois mais état aussi une fois li mu wax li Thierno Malick wax na mën a accompagner booy structuré waat affaire yi mën a joxe waat li nga xamante ni moom mooy les maanaam li nga xamante ni tegaat affaire yi ci accompagner ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci côté école yi ñi nga xamante ni ñooy les enfants même récemment mbalit baa ngi nii dañoo grève ñooñu ñoo xamante ni ñëpp war nañoo grève ba mu sëf ñooñu tey ngay ameel xaalis ñooñu ba ñooñu di grève te loolu tam problème lay doon dafa ruus sax ci image du Sénégal ñi nga xam te ni ñoom ñoo tax Sénégal set ñuy grève man naan ñooñu ak médecins yi waruñoo grève benn yoon mais ñooñu bu ñu demee ba grève rek sës nañ cela veut dire que état d'une
une fois nañu bàyyi tànqamlu bi di accompagner les jeunes buujumaan yeeg les enfants de la rue ñoo ñëpp encore une fois dama ciy remercier waale waa kër xale yi parce que ñoo ñi ngi ciy def liggéey pour mucc ayib ay pouponnière bu Mbour jaay ji di organiser pouponnière di récupérer les enfants de la rue parce que aussi ñooñu ñi ngi def seen waar mais aussi image xoolal ñooñu ñooñu li ñuy def noonu yëpp te état accompagné wu leen état ay doon la ñuy dundee imaginer tey buñ ci amoon fukk yu mel ni ay par exemple tey ñu baal ma ay Wally Seck wala ay Youssou Ndour ñi leen accompagner mais enfant day jeex solution day jeex mais borom doole yi nañ ciy jàpp encore une fois état fekk si leen ci mu nekk benn travail ba xamante ne travail de collectif lay doon mu bañ a nekk loo xamante ne ñu bañ ko personnaliser bàyyi ay affaire buñ tegee caméra rek nga ni ay ca wëy bu caméra yi nëbbee nga toog non mais aussi encore une fois mais dafa naa foofu laa jaaree remercier waale mais remercier waale sama jaari reporter yi roqee caane mais encore une fois may remercier sama groupe bi waa Rathie Family am na petit moom temps yi dafa nekk ci ay mbir yu doy waar ko waa sama copain moo tax Malike depuis Espagne waa Kër Massar ñàggu rap ñoom ñëpp maa leen remercier Mbène Diakhaté am surtout li gars yi ma leen di remercier encore une fois di leen jox di daje ba mercredi prochain inchallah Thiaro Malick solution ak sa dernier mot comme li ma doon wax léegi rek xam nga tey solution du état rek moom moo yor solution sànq joxe nga exemple John Fitzgerald Kennedy lu mu doon wax naan nit bul toog fu nga nekk rek ba liggéey fekk la fa pour nga liggéey daf ne da ngay dem nga jug nga uti loolu mooy nga am esprit entrepreneuriat leadership may wax tey sànq Sams mu ngi doon évoquer les lycées techniques xam nga lycée technique buñ ko tegee mettre ko en place et élèves yi ñoom ñoo fa war a dem jàng dëgg la mais xam nga tey élève pour mu jàng man dama koy souvent métti lu bari sax ndax foofu laa lay wax ne la responsabilité bi du état rek waaye parent bi sax da ci am part de responsabilité lu tax ma wax ko moom laay expliquer parce que boo nekkee xale souvent ñun suñu système éducatif parents yi dañu la jàpp foog ne yow da nga war a continuer di suivre école primaire ba après nga dem CM après dem lycée après nga dem am bac après dem université ñoom ci boppam loolu lañ jàpp dañ ciy am doom boo xamante ne wóor na leen ne kii nii mënul wala kii même bëgg na waaye mënul kii bëggul lii waaye ñoom ci boppam dañuy forcer gone gi pour mu jàng xam nga am na âge boo xamante ne boo ko xasee ba def ci école yooyu noonu déjà puusoo paasoo amoo diplôme génn nga looy def mais day trop tard pour nga dem ci école lycée technique beeg yooyu noonu ndax boo fa demee sa niveau français baaxul sa benn niveau baaxul parce que aussi quoi qu'on puisse dire lycée technique yooyu français dañ fay jàngalee bu nekkee aussi sa niveau baaxul tamit ça pose problème lii nag c'est-à-dire parents yi ñoo war xool benn système ñoom ci boppam comme gone gi balaa am état di si jot si ñoom lay nekk ñu xam ne kii mënul lii la bëgg ñu def ko ci nga su dekkee dans les pays développés bu dee gone gi football la bëgg football lañ koy yóbbu kooku dafay réussir bu dee athlétisme la bëgg da koy def bu dee jàng la bëgg da koy def da ngay gis beneen solution mooy ko am da ngay jàng ba am des diplômes tey da ngay gis la dernière fois j'ai vu quelqu'un boo xamante ne ñuy waxtaan affaire daw sama yaram pourtant il était au département de la philosophie am na licence am mais malheureusement dafa am licence am amul léegi moyen boo xamante ne peut-être mun na ko permettre mu kon ne mun a jàngi dem defi master parce que déjà sélection la voilà léegi moyen boobu noonu amu ko léegi lan lay mujjee defi les petits concours xëy na bu defee EFI bi mun na ko réussir mu dem après lu muy def day dem defi formation jàngale pour ñaata at moo jaaxal xam nga ce sont des choses yoo xamante ne na ko nit ñi nangoo di wax mooy la responsable dafay encombrer que nit ku ne ak lan moo ci responsabilité am parce que nekk na koo xamante ne naw naa ko lool muy Jean-Paul Sartre souvent da doon wax ne l'homme lu mu nekk nit maam dafa nekk loo xamante ne yaa ko def sa bopp ak li la société bi di def dëgg la soit que bu nekkee li nga def sa bopp baax na société bi mun la détruire ak pouvoir bu mu mënti am donc yow yaa xam ne man lii war na ma nekk ci lii nag état na accompagner comme ni ma ko waxee woon loo xamante ne moom xam na ne lii jëmul kër mu ñëw mu xeex ko mu wàccee ko am na des organisations yu fi bari yu am fii nii yoo xamante ne dañ doon récupérer xale yi mais
yow Ablaye da ngay dox ci tali mais tali yi du xale yi doon nga fa taxaw di tàllal loxo dëgg la mais ay mag ñoom ñoo fa taxaw ñoo am teen dara dalu leen dëgg la waaw mais ñooñu tey kan moo leen di récupérer moo ma jaaxal kan loolu état mënatu ci dara dëgg la ah ñu wax ne émission bi gaaw na jeex waaw gis nga lu neex du doy te li def si ci li yëpp soo si thème bi mënoon nañ bàyyi ñu gën a développé thème bi su ko defee di jaajëfal képp ku ñu doon déglu si Safina FM di wax ne ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di nuyu suñuy parents di nuyu suñu famille nuyu ñëpp di wax ne aussi comme si rajo lañ nekk bu ñuy tudd tur it day am ñu ñuy fàtte def mention spéciale à ma maman jërëjëf à tout le monde jërëjëf Samsidine solution ak sa dernier mot peut-être ci solution yi li ñuy wax ne mooy d'abord dañuy tàmbalee mooy état dafa war a renforcer sécurité nit ñi ndax à chaque fois damay wax ndax insécurité banlieue la ëppee ndax dans la banlieue nous sommes dans une insécurité totale ñu outiller police ak gendarmerie pour ñu assurer sécurité nit ñi maintenant tamit dañuy ñëw si responsabilité ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci mbedd bi peut-être bu dee ay xale yu ndaw lañ seen parents yi récupérer leen wala ñoom ñu dellu seen i kër ndax ku bëgg liggéey am jabar da ngay dem ci kër gi ndax kenn du la fekk ci mbedd di la may doomam dëgg la kenn du la fekk ci mbedd bi ngay taxawaalu pour mu jox la liggéey ndax ku lay jox liggéey sax da lay wóolu ndax méfiance bi nit ñi am manque de confiance bi nit ñi am si nit ki ku la wóoluwul lu la mën a dénk ne la kaay liggéeyal gis nga boo nekkoon ko gën a xarañ ci àdduna bi ngay agressé di nekk ci mbedd bi man du ma am sama liggéey naan dama lay ñëw du ma la ndax dama la koy jox nga lekk ko dem bu subaa bu ma la ñëwee dama laaj nga génneel ma paaka ndax na la nañu génn dellu seen kër yi ku ci bëgg liggéey wala nga bëgg ci fondé famille da ngay dellu kër gi nga dëkk bu ko defee nit ñi commencé am si yow confiance dénk la liggéey wala ñu may la soxna léegi nag peut-être ñu ngi wax ne par exemple apprentissage bi ñu doon wax ci xale yi Thierno mu ngi ko doon wax sànq xale nit ñi ñun société Sénégal dañu jàpp ni par exemple dem école rek mooy wala dem école école française bi rek moom mooy jàng te alors que di jàng kii mën na jàng alxuraan kii mën na jàng français yooyu yëpp benn la l'essentiel na nit ki mën a lire mën a bind après métier yi ñuy jàng def mécanique menuisier tailleur et cetera yooyu yëpp jàng la maintenant parents yi ñoo war a dindi seen xel ni ñoo war a def seen bopp ni sama doom dem na école ni ko Thierno waxee mënul que ni dama koy forcer laaj ko li mu bëgg ndax nit ki booy waxtaan ak moom dina la wax li mu bëgg ndax nit mënoo ko laaj loo bëgg mën la bëgguma dara loolu amul fenn kay ku la wax bëgguma dara c'est parce que ni peut-être xale bu ndaw mën nga ko laaj mu lay wax naan lan par exemple maçon laa bëgg doon ki yéegi mais bu demee à un certain moment bu am 12 ans 15 ans laaj ko li mu bëgg nga dimbali ko ci loolu mais boo ko bëggee insister mu dem école pour mu jàngi rek kooku day metti rek mais du sotti peut-être que ni tamit comme émission bi ñu ngi jeex ñu ngi nuyu ñëpp képp nga xam ne mu ngi ñu doon déglu à travers la rajo Safina FM peut-être que ni ñu ngi wax ni émission bi peut-être ñu ngi koy rafetlu merci jërëjëf Samsidine Diatta mooy fàttali journaliste ga ci Dakar Report di jaajëfal Thierno Malick Ndiaye moom it nekk leeral même su fekkee dafay ñëw en tant que invité di nga wax am nañ mbégte ak contentement dalal leen ci seen émission nga ëttu ndaw ñi kon nii la fi demee woon ñu jaajëfal Makoro Diagne bu baax a baax ak i reporter am képp ku fi woote rek ñoom Madické Absatou Ly ñoom Alaaji Malick Thiam ci ñoom Alaaji Sirikal ak ñoom Bay di ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu xam naa ña nga toog ca coiffeur ba di teg caayen bi ñu ngi leen nuyu bu baax a baax di leen jaajëfal leen jox dig daje àllarba bi di ñëw bu soobee suñu borom kon wéy leen di topp programme Gaalu Texe gi ndax moo leen di jëmee fi gën